le patronat c'est du droit privé autorisation ministère de l'intérieur moo la koy jox bu ko neexee mu dindi ko mais la chambre de commerce c'est la loi pour ñu def ko loi la décret te tey amul fenn fay wàcc ci àdduna bi ne ana chambre de commerce duñ la wax ne ma nga ne mais ana organisation amul kon je pense que li affaiblir chambre de commerce mooy organisation patronale yi te benn lañ affaiblir mooy Dakar andi fa ay conflits yoo xam ne depuis 2010 kon aujourd'hui je pense que te chambre de commerce boobu moo waroon a soutenir les organisations ne peuvent pas soutenir la chambre de commerce parce que looloo tax état bi jël chambre de commerce mu nekk di droit public ñaar mënu fi am benn rek moo mën a am te ñëpp ci nekk normal je pense que bientôt dana am chambre d'agriculture gis nga wax na lu am solo nee na transporter ceeb jële ko Thaïlande andi fi moo gën a yomb mais wax na dëgg mais ils sont responsables. Comment? COSEC chaque fois nga importer dara dañ ciy jël 0,30% dañ ne améliorer le fret tey bu fekkoon COSEC xaalis boobu nga xam ne presque mën na 20 milliards par an dañ ko jël di ko investir ci ay port intérieur xam nga lu tax transport bi cher mooy ceeb bi jóge wale bi camion lay ñëw bu fii bu doon camion la Thaïlande di jóge Thaïlande mooy gën a cher mais tey bu fekkoon dañu jël xaalis boobu nga xam ne nii minimum xaalis boobu bu ñu ko jëloon jël ko téye ko mën na investir ci 10 ans yi wala 20 ans yi mën na def ay investissement yu kenn xamul waxuma directeur général bi de xam nga COSEC boo waxee rek ñu yaakaar ne état la mais jàppal ne conseil d'administration bi bu lee 12 8 yi c'est du secteur privé ñoo ciy décider mu nekk loo xam ne nii su ma nee en colère mooy dafa nekk lu metti na baax nag ñu équilibré débat bi nekk tuuti may ma tuuti rek bàyyi su ma paree nga wax wala ma pare ma noppi nga wax ah non mais dana baax rek ma joxaat la parole ñu yem ay temps d'antenne aussi waaw non mën naa noppi de yéen a koy yemle Ousmane incha allah yéen a koy yemle mën naa noppi de bu ñu paree ma ne mën na nekk li ñuy wax dëgg la c'est-à-dire état daf ñu defaral ne léegi lu importé dañ ciy jël 0,30% denc ko mais liñ bind ci taxi yi mooy nañ ko utiliser pour améliorer le transport intérieur mooy mënoon a defar port yi mënoon a defar train yi mënoon a defar yëpp mais da ngay xool ñu ne chargeur moo ci nekk mais amul kenn ku nekk ci conseil d'administration bu ku nekk chargeur xam nga ñu ci bari ñan lañ xam nga dafa am lu am ci chambre de commerce xam nga sax man awma problème mu sama xarit bi dana ma mere buñ pare waaye damay wax ne man su may wax fii Sénégal laay waxal du moom laay waxal gis nga tey jii chargeur mooy koo xam ne da ciy cotiser moo fa war a nekk mais ñoom ñëpp ña fa nekk kenn ku ne da ngaa jël sa nit teg fa bala ngaa dem ne ko lan laay wax bala moo ñëw ne ko lan laay wax. alors loolu nag mooy nekk li nga xam ne suñu économie li ko rey te tey boo de loolu rek lu ko rey. mooy fonds yooyu ay COSEC ay IPRES ay caisse de sécurité sociale yooyu c'est pas soumis au contrôle de l'Assemblée. monsieur Mboup bu weesoo li nga xam ne moom nga fi lim mooy li leen ñàkk juboole ndax dafa mel ne am na ay querelle interne yoo xam ne mi ngi ci seen ay kuréel. lan la chambre de commerce yi war a def tey ba suqali koom gi li ñuy wax. ci xam nga tey soo gisee étude bi mu wax ANSD dafa génne ne 97% informel la mais loolu du ndam. Burkina sax mi ngi 80%. dañoo waroon tey fexe nan lañ mën a jëlee informel mu nekk formel parce que informel bépp bëgguñ des ci informel suñ bëggoon di formaliser am ay usine am ay yëpp beneen bi ci toog mooy étude bi dafa wane ne kan moo jiitu ci structure d'appui yi kan moo ci jiitu ñu ne kan moo jiitu mooy chambre de commerce moo jiitu moo am 17%. chambre de métier am 11% mooy ñi mën a jàppale entreprise xam nga lu tax chambre de commerce yi ci région yi ñoo fa nekk amul leneen lu fa nekk Dakar y a que des conflits imaginez Dakar nan lañ mën a budget 1,8 milliard jël fonctionnaire à 95% 962 millions de salaire 382 millions de voyages 900 et quelques mille moom mi xam na ne temps yi passé président bi doon changé je me suis combattu ak ñoom pour seen candidat du jàll mu wut candidat bu équilibré mais bi mu ñëwee duggaat na ci. kon kenn mënul xaar ci yéen relance économique chambre de commerce yi. tant que chambre non région yi ñu ngi dox xam nga man maa ngi nii. suba je prends voiture dem Matam tous les chambres dañuy retrouver foofu pour waxtaan yi ñun dañuy décentraliser ñun tooguñ Dakar rek toog fenn naan ñun la demee Serigne Mboup et les chambres de commerce sont à Matam la journée du samedi pour faire une assemblée générale.
parce que loolu mooy won ne ñun dañuy dem foofu te boobu bu ñu demee du xam nga ña nekk ci chambre bi weddiwuma li wax ña nekk ci chambre bi élu yi mën na nekk membre ENACOA mën na nekk membre force paysanne mën na nekk lépp mais fi ñu gën a amee problème Sénégal mooy 4 organisations yu téye Sénégal ñoom le président di gis te ils ne sont pas représentatifs. C'est dommage ma tuddee la ko. waaw CNP CNES ENACOA ak man. voilà waaw ak GES. loolu ñëpp ko xam nga nit boo koy wax da ngay wax lu leer man ragal lu ma ko def Moussa yaakaar naa depuis 10 ans c'est par la même chose ku ma dégg fii. xam ne depuis 10 ans c'est par léegi nag loolu nag ma wax la problème bi. mooy ministre du commerce moo ko war a régler léegi bàyyi ma jox leen parole ñu àggale après ma ñu ñëw ci monsieur Dia yow déjà bu ñu waxee chambre wax li nga xam ne moom mooy industrie agriculture ak commerce mooy agriculture mi ngi ci biir bu weesoo li nga xam ne moom mooy annonce yi ndax am na ay actes ak ay mesures yoo xam ne yow dal na sa xel ci wàllu mbas mi ci par rapport à l'agriculture. waaw xanaa li wax ne li nga xam ne de doon nañu jàppale ci mbas bi rek mooy ñu am lu nu toogee gouvernement bi li ma la wax def na ci la ko war donateurs yi def nañ ci mais maires yi def nañ ci leen ci war la ca des nag mooy ñun mbay la ñu yaakaar te yàggoon nañu wax ne nawet bi xamul mbas moom te mi ngi ñëw loola kay la ca waaj mooy ñu waajal ñu waajal googu nag lañ doon joot a jooytu mooy ñin tëj ci taax yi tañ waroon a bayi nañ leen ubbil ñu dem ubbi nañ ko dem nañ alhamdulilah doon nañ wax it jiwu wi nañ ko teel a yóbbu su fekkoon suñ pexe ren liñ bëggoon am nañ ko ren doon ñu jaay sax jiwu dañuy may jiw ak engrais waaye gis nañ ne am na jiw yu ñu may waaye am na yu ñu jaay biñ gënoon a bëgg ñu may ñu ko mooy gerte waaye gerte jaay nañu ko waaye may nañ ñu jiwu ceeb gratuitement jox nañu bouture manioc bi gratuitement waaye engrais bi jàpp nañ ne 100 000 tonnes yi gouvernement bi joxe woon daaw joxe na 150 000 tonnes waaye gis nga loolu yëpp kon bu amee ñun yaakaar nañu ne ak ndimbal yi ñu jot a am bu yàlla tawee jàmm danañ mën a toog ci àll bi te bay te mbay mi rek mooy suqali réew mi waaye nag di bayit te bu ñu dikkee li Mansour wax léegi moo ma sa ne suñu jafe-jafe mooy borom gerte ga ca bascule ba lay gëj a gisee gerte chinois yi ñëw jëlee ko foofa wala ab opérateur bi sax a tane ndax moom ma ngi koy jaayi Sonacos waaye chinois bi jël suñ kemb gi à l'état brut matière première yanu ko yóbbu na suñ subvention ya du liggéeyloo doomu réew mi doomu Chine lay liggéeyal transformé ko jël ci ay matières yi delloo si ko nag dañu ko jaay bu cher bay bëgg a dee te pourtant loolu comme ñi ma tudd kay moodu jógee ci àll bi ki doon ambulant jógee ci àll bi mën nañu fexe ba moodu yi ñaata milliards lañ wax la ñuy dugal ci réew mi par at ay 1000 milliards wax nañ ne ëpp na ko ñooñu bu fekkee woon lañ doon indi dañ leen di orienté ñu bañ koo defati ci ciment ak fer tabax immeuble fii di loué la ca ëpp sax bu yàgg location ay problème yi du jeex ngeen am ñooñu bu ñu leen gënoon a organiser waat ba nangami milliards yanu am ñu dikki dugal ko ci ay secteurs yoo xam ne yii gën pour transformation lay doon te kat ay petite unité boo demee Chine gis nga ko genn kër nga romb fa ñu ne mooy transformé lii nga dem ca geneen nga mooy transformé laa damaa defe ne buñ fekkee woon ba tey ñooñu nga xam ne ñu génn ni ci bitti milliards yi ñuy indi ñu fexe ba réorienté ko ñu delloo ko ci àll ba mu nekk de petites unités de transformation danañ transformé suñ mbay mi danaa transformé li ñuy napp danaa transformé li nga xam ne moom la ñuy sàmm te ñett yooyu nag ñun ñi yore base bi ñoo ci gën a ñàkk jëriñu gis nga li ñuy bay mbay rek koy génne su xasee ba génne nag nga koy transformé gis nga yàpp boo sàmm doo ko am meew boo sàmm doo ko am waaye meew ma nga sàmm nag léegi benn waaye dikk jënd si ko ci àll ba liitaru meew bi bu dikkee transformé ko fii indi la ci lu toll ni tonab sunguf meew xamul la mu ca dolli bu ko jaayee ba pare ka doon dawal oto ba di ko yóbbu moo ëppale sàmm ba ki doon jël gerte gi yóbbu moo ëppale ka doon bay transformation mënut a ñàkk te léegi production bi mën na yokk mooy gis nga ñii ñu tuddee ambulant bu ñu leen organiser woon ñuy ay jeunes ñu yóbbu leen créer leen des conditions de production ñu fexe ba seen mag ya génnoon ci biti itam indi ay de petites unités de transformation ñu transformé loola ñu ubbil ñu marché su boobaa danañ mën a dem li nga xam ne nag mooy suñu jafe-jafe xam naa ne duggaguma ci débat bi nga xam ne moom la Serigne ak suma xarit Ousmane Ndiaye wax waaye même ci wàllu ceeb bi Ousmane wax am nay jamono bëgg pexe tax nañu ne yéen ñi nga xam ne yéen a war a nekk ay commerçant di jënd ceeb bi kaay leen ci vallée bi bu ngeen dikkee ci vallée bi ngeen signé ay contrat am na année boo xam ne état bi waxoon na sax da ciy génne 5 milliards teg ko fa mu nekk fonds de commercialisation boo xam ne danañ mën a jël si ceeb bi waaye loola jëriñu nu dara ñun ma jàpp ne bu fekkente tey commerçant bi dafa nar a toog rek ñun ñu bay ba mu ñor mu fexee dikk di ko jël si chinois bee ko tane dañoo war a participer ci condition de production bi important naka mooy baykat ba nga xam ne ba ñëw nga bul dikk yow ne man damaa représenter telle organisation ñu daggal la ab àll bëri na ci ñoom ñun daggaloon ab àll pour ñu jàppale baykat yi ci ceeb ba bayuñu ko dañ koy loué
ci commerçant yi nga xam ne jëloon nañ leen. ci organisation yi rek mais ci organisation yi waaye man may ma rek ma ñëw. ci organisation yooyu ñu indi yooyu la rek ubbil leen buntu yooyu. boo demoon tey ca vallée ba ña ca ëpp ci ñoom dañ leen joxoon pour ñu encadrer baykat ya suuf sa non seulement ñoom béyuñ baykat ya béy ñu di ko jënd dañoo koy jël ñoom far di ko luyee ñi ay nit. beneen bi ci des mooy su fekkente loola am na dama ne ñoom dañu waroon buñ dikkee na baykat bi danaa la indil intrant danaa la jàppale ci li nga xam ne mooy jiw bi dinaa fexe ba clôturer leen ndox mi aménagement bi ndox mi ñëw su boobaa nag léegi ay contractualisation la bala ngaa may maa ñor ma man ne mën naa ko jënd. loolu mooy proposition loola mooy proposition waaye loola amul su ko nekkee loolu amul nag li sëriñ bu waxee moo ci am mooy suñ ceeb boobu ñuy wax dañuy fekk ceeb boo xam ne bi béykat ya ko doon béy fukki at lañ ko denc ci kaal yi wala ñeenti at lañ ko denc ci kaal yi ñoom ñu door koo yenoo fële jàng-jangee ko day yomb par mënut a yem ak suñu ceeb beneen responsable sa honorable mu yokkal la ci ñoom commerçant yeeg organisation yi bu amee ay jeunes béykat yoo xam ni jàng nañu mën a def wàllu transformation defal seen ay tigadege wala seen ay noflaay industrialiser ko sax ñoom ñooy dem jëndiwaat même produit à l'étranger ñoo concurrence ci combattre leen loolu mooy suñu problème ko nag nii bii nangam organisation yu mel ni suñu organisation yi dañuy dem salon de l'agriculture Serigne mi moo koy organiser activité mënoon ngeen ma wax ne plateau bi c'était pour faire le procès des commerçants et des may ma tuuti may ma mottali dama ne non mais Ousmane yow doo commerçant yow tu es un employé de l'INACO dama ne non dama ne la yow ñu déglu honorable nga daanelee foofu honorable mais je suis pas un commerçant je suis un expert mais j'ai le mandat voilà non tu n'as pas de non mais Serigne Ousmane nag ku ko xam wax dëgg yàlla ne mënu ko génne ci commerçant yi parce que nag ci lañu ko mos a xamee man ma waxal baykat waaw ñu bañ ko personnaliser ñu dem ci mais maa yor seen mandat ak industriel yi ak patronat bi ñu leen def yaakaaroon na ñooy jënd suñu produit yi dama ne chinois yi wax ñoo leen tànn ci ñun ndax chinois yi dañoo dikk jël élément bi mais xëccoowu ñoo ñun suñu tool ya waaw rapidement nga beneen bi ci daanelee def fu may daanee mooy gis nga organisation yi muy wax ay organisation privée lañu d'accord mais fanu cadre ban yaakaaroon ñun ne war nañ ci mën a liggéey dem nañu ba foo dugg ñu ne la déet yéen da ngeen war a toppatoo bay ak càmm ren lañ dem ba union bi nga xam ne moom la sëriñ bi jiite ñu ne leen liñ gis mu xew fii bërki démb denrée yu ñuy jënd ñu ne ñun wa ca àll ba ñoo ci ëppalee lañ koy jox nu jox ko ay nit yoo xam ne yi amuñ ceeb fii amuñ ceeb fële waaw kañ lañ ci nar a jot fii ak ñetti weer duñ ci jot te ñu ngi ci ñuy dem salon de l'agriculture fekk fa COSEC ñan la ñuy dëggal ay billets ñu naan ñee bokk ci conseil d'administration yi c'est clair ñooñu ñuy dëggal billets ci conseil d'administration yi dama ne ñun loola daf ñoo jaaxal te man yàgg naa leen tooñ de Ousmane man waxuma ne c'est insignifiant li kii wax mais man la ma seetlu woon président buy dem avion bi ñooñu ñuy tuddee secteur privé moo leen di yóbbaale moo leen di jox per diem dañ ci loolu nag kon boobu secteur privé noo koy tuddee buñ la déggee monsieur Dia dafay mel ne genre procès boo xam ne dañ koy def pour secteur bu nekk spécifiquement alors que ñun du procès mais secteur bi honorable la dafa am solo ci wàllu économie te dafa mel ni jaaykat yi ak dund la ak industrie loolu mooy ñu ngi dégg Ousmane Sy monsieur Mboup kenn ku ci nekk di tudd ay secteur présentement dañuy wax la relance de l'économie sénégalaise parce que ci mbas la ñu nekk ci la ñu jóge te xamuñu lan mooy doon suñu ëllëg donc dañuy waxtaan lan mooy suqali suñu koom donc tey jii nga xamante ne wax nga fi problème yooyu yëpp jot nañ ci attardé wu lan nga xalaat ne bu ñu ko defee mën nañu suqali koom gi rawatina ci côté agriculture waaw ñun daal ci wàllu agriculture nanu fexe ba semence yi nga xam ne dañ koy jot gouvernement bi am na lu toll ni ISRA nga xam ne en terme de recherche ma ngi cay def ay xalaat yu wér ci ay jéego nañ renforcer vraiment moyens recherche bi semence yooyu itam ñu yokk ko en quantité teel ñu koo jox mais bu loola jeexee nag ñu créer ñu marché boo xam ne buñ paree doo dégg bon impayé doo dégg lu nu mu tuddati état bi mi ngi taxaw foofu bu boobaa nag ñu ubbil ñu nag de petites unités yoo xam ne mën nañ transformer lépp loo xam ne ñu ngi koy bay ma ne nag kon loolu mën naa ne gone yii fi nekk di taxawaalu defuñu dara te gat bëgg a tekki ni ñëpp buñ leen créer condition de production ñu dem seen mag yee yónnee ay milliers de milliards fii ci dëkk bi ñu bañ koo defati rek ay immeuble wala ñu def ko ci rek suuf ak ciment déedéet nañ fexe ba ñooñu petite unités yi la ñuy am ñu di ko organiser foofu transformation bi bu ñu koy defee à la base
production bi doy gone yi dinañu liggéey su boobaa état bi dina war a mën a def li nga xam ne lii war na ko mën a def waaye su loolu amul commerçant moom commerçant rek la waaye man defuma procès commerçant waaye dama xam ne commerçant moom lu muy def lu ne lu ma cay am lay wax waaw bu cee xalaatee ne day perte du ca dugg te na muy def ba am ko nag ñun kannaaw ñun jàng loolu am na solo monsieur Dia ñu dalal ki nga xamante ne dab nañu muy kii di docteur Malick Diop jiite ASEPEX bokk am ñaari casquette ndax ci gouvernement bi nga bokk mais également nga jiite entité bu gouvernement bi muy ASEPEX